waaw asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi comme niñ koy defee tous les 15 jours ci Bon Samedi nag dafa amaale découverte dañuy seeti gars yi ngeen xam ne da ngeen leen gëj a gis def ak ñoom un très bon samedi tey nag grand Léo la ñuy seet si grand Léo ñu daan ko wax mbay ci je pense que c'est le 13 waaw théâtre boobu ñu daan wax le 13 léegi grand bi la ñuy seet si mais nag émission bi noonu lay demee duñu wax kenn ñoo ngi ñëw dañuy laajte ba gis sa kër ñëw seet si la ayca yéen a may topp nànk ma sonné ñu xool kan moo ñuy. salaamaaleykum. waaw kii de sama grand la teel nii yow grand dama laa sàcc. non Fabi. grand. sant yàlla. waaw mais grand. mais Fabi nu mu demee nii. ah dama laa seet si. man damay seeti wàlla gars yi xamee ngeen kii mooy grand Léo kii mooy Mbaye xam nga buntu bi bu baax a baax. Fabi. kii mooy Mbaye kii mooy grand Mbaye moo doon jouer le 13. waaw maa laajte bañ na ma Nord Foire man dama doon dem Medina. non gëj naa Medina. Seydou laa woo mu ne ma yaa ngi fi yaakaar naa. waaw borom baax la ma xaw a lijjanti rek ba xam fan la ma ne xaw na mbett grand bi. non Fabi te nama naa la. maa la raw lu bari sant yàlla. alhamdulilah allez merci. topp leen ñu gis grand bi rek waxtaan ak moom waaw mu fàttali ñu lu bari. ayca nii la ayca grand. ayca bisimilah. ayca grand Mbaye grand ñu ngi jégalu ci bett bi de. non Fabi yow awul benn problème yow ñoo far. waaw mais bitu émission bi loolu la quoi xam nga rek man damaa sob jékki-jékki rek dem daanu benn kër. waaw ñu ngi nuyu nag suñu mbokk internet yëpp di leen wax ne émission bi nii lay demee saa su ne dañuy jékki-jékki rek xool koo xam ne daal xam nañ ne gars yi namm nañ ko ñu dem seeti ko waaw mais duñ ko wax dara dañuy jékki-jékki rek yegg si këram. grand ba fekk ñu la ci yoon ñu ngi jégal de. non sant yàlla tey la àjjuma mooy ñuy waajal xam nga julli ji rek. xam nga ba pare bu ñu am na yëngu yu ñu war a def mais yow. bu ñu nekkee ci yëngu. nga ñëw nii ñu dem comme ni nga fekk ñu dem bay génn dañuy delluwaat ba nga pare yow. gars yi soog a jël quoi. parce que yow war a baax nga. merci beaucoup grand mais nuyu nañ la bu baax a baax. ñu ngi leen di fay nuyu nañ la bu baax waaw mais kan mooy grand Mbaye le 13. waaw ma leen di fàttali grand bi moo defoon le 13 yéen a ngi fàttali xam naa ne sama classe gi moom tuuti lañ ciy am rek. ak ñu toll ak mais waaw suñu kilifa yeeg xamoon nañ ne waaw théâtre bu amoon doole la bu taxawoon sax grand kan mooy grand Mbaye le 13. waaw Papi asalaamaaleykum. ñu ngi leen di ziar d'abord di nuyu ñëpp yéen ñi fi teew d'abord ak ñi nga xamante ni ñooy suivre émission bi. di ñaan yàlla mi dara teew yàlla na yàlla def ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin question bi ma laaj nag le 13 am na 13 ans léegi. waaye tey jii waaw war na am 13 ans. Mbaye comme ni nga ko waxee ci kii mais man Alioune Diagne la. Alioune Diagne boo demee si lébu Alioune bi mooy allié rek allié Diagne. juddoo Médina yaroo Médina màggee Médina tey jii fii nga ma fekk ci Nord Foire mooy diwaan bi ak njaboot gi mais lépp Médina la waaw. mais le 13 grand le 13 doo ñu ci rappeler benn affaire boo xam ne gars yi dinañ ko fàttaliku quoi mais yaakaar naa yow lañ pon waaw pont waaw boobu laay waxtaan ndeysaanam borom baax ma njoon ndeysaanam borom baax la waaw mais boo seetloo xam nga dafa am loo xam ne bindkat yi chef d'œuvre la Papa Demba Ndiaye comme ni mu koy waxee Mbaye Rapathia bi mu ñëwee ba jox ko esquisse bi mu yoroon ba mu toog ko xam ne lii baax na mu jël ko réécriture bi mu def ko mais vraiment ñu tamit ñu jouer ko parce que dañuy wax ni gis nga quand tu as un bon scénario il faut avoir de bons acteurs et une bonne équipe technique pour avoir un bon film léegi nag loolu moo dajaloo ci biir daaray Kocc ba nga xam ne lii bi ñu ko joué alhamdulilah ñëpp ne ko gongo quoi. waaw mais dafa am loo wax lu am solo est-ce que mi ngi fi waxaatal ma ko un bon scénario. waaw boo amee un bon scénario da ngay am de bons acteurs am une bonne équipe technique pour avoir un bon film. est-ce que loolu am na ba tey. actuellement nii bon waaw dina difficile nag ma tontu si dina difficile xam nga li tax parce que man dama gëm liggéey Papi man dama gëm liggéey
te dinaa faral di tomber ci yenn série yi fii actuellement nii stade bi ñu toll je les encourage nag parce que boo seetloo léegi mi ngi gën a bëri mais qualité bi day des ñun en tant qu'acteur man li ma gëm mooy liggéey réciter gars yi mën nañ ko jàng scénario ak ñoo ko mën mais scénario bu jeu d'acteur bi foofu la ñuy flancher maanaam du ma d'accord ak ñoom parce que gis nga li nga xamante ni moom ngay wane jàng ko bëgg nit ki gëm ko da nga koy gëm ba pare xam nga geste beeg parole bi comme ni ñu koy waxee les 3P pensée parole plastique mais ñetti ñoo ànd te ñetti ñooyu pour nga gis ko ci biir télévision bi léegi ci série yi c'est difficile am na nag ñu koy jëfe loolu moo tax. ok mais kon loolu moo waral toogaay bi quoi loolu moo waral gisuñu leen ci yenn télé yi gisuñu leen ci yenn série yi gisuñu leen ci yenn bagage yi loolu la quoi lim des a tax wala lan la. waaw mais boo seetloo nag man Papi yàkkamtiwu ma dara de. mag laa yàlla mi ngi may wërsëgal alhamdulilah rabbil alamin maa ngi ak sama ay yëngu. xam nga maa ngi ak ay nit yoo xamante ni maa ngi liggéey ak ñoom. que ça soit ONG yi que ça soit des personnes ressources yoo xam ne dañuy ñëw soxla parce que man ci théâtre bi man liggéey théâtre bi mooy sama liggéey. lii mooy sama liggéey maa ngi ciy suturalu ba pare lu ma am nag maa ngi koy bokk ak sama mbokk artiste comédien yi. ok loolu am na ñu bëri ñoo xam ne soo demoon ci ñoom dañ ko mën a firndaal. série yi nag moom boo ñëwee man da nga may njëkk a jox scénario bi. bu ma ko liiree gis ci sama bopp. parce que am na yoo xam ne man damay dem ak ay valeur wax ji day leer ni midi. damay dem ak ay valeur am na yoo xamante ni gisuma ci sama bopp dama naan gisuma ci sama bopp. su ma demee ba d'accord ak yow nag am na loo xamante ni xaalis day tegu. non damay liggéey ngir teral jox sumay wëjur ak suma njaboot. kon ay miet taxumaa jug. da nga may fay li ko jar ma def li ko jar ñu am li ko jar. que ça veut dire que donc gars yi ay miet la ñuy liggéey. am na ñoo xam ne ñëw nañu fii wax ak man ba ñu kii ak yooyu bi ñu dara desul lu dul xaalis bi ñu ma nee lii leen lay jox man leen non attends parce que nit ki tam da nga koy jox cër gi mu moom man de boo leen ma joxee lii ma ñëw doo leen gisaat. kon donc daal kon si je comprends bien ñi nga xam ne ñu ngi si télé bi di feeñ gars yi daal kon koom bi taxawu ko demee noonu quoi gars yi fayuñ quoi. déet Papi c'est-à-dire man bi ñu ñëwee ci man xaw ma nag bu ñu ñëwee ci Papi. mënoo ñoo dem ci Papi fay ko loolu ak loolu. xam nga. bu keneen ak keneen leneen ak leneen. xam nga mais man bi ñu ñëwee ci man am na ñoo xam ne ñëw nañ ci man. li ñuy d'accordul mooy ci wàllu xaalis am na ñoo xam ne ci scénario bi lañ d'accord parce que gisuma ci sama bopp. am na ñoo xam ne ci xaalis la ñu d'accordul. kon daal si je comprends bien Grand Mbaye day taamu. waaw xam nga ñun xam nga problème bi mooy ñun valeurs yi ñu inculqué. c'est-à-dire ñun bokkuñu ak xale yi soog a jug wax ji day leer ni mi ni ñun bu doon ci bëri dañ naan dañu mbappat. dañu jaar ci xam nga au passage alhamdulilah rabbil alamin damay gërëm sant Mbaye Babacar Ndiaye prince di rakku Papa Demba Ndiaye bu daaray Kocc. tey jii gannaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waajur yi moom moo tax tey jii ma nekk ci théâtre moo ma jàngal. Papa Demba Ndiaye ñëw confirmé ko. Cheikh Ahmed Tidiane Diop seen ndijaay yal na ko yàlla xaar ci àjjana firdawsi ñëw lépp luñ soxla ci matériel ci Médina boo fa juddoo rek. tu es un artiste. c'est inné en nous. mais soo ko cultivé wul nag du feeñ. ñu bokk milieu bi nga xam ne daaray Kocc ku ko xam ne Santhiaba la. ñu nekk cëriñ juddoo cëriñ diggante cëriñ ak Santhiaba nag Santhiaba moo doon suñu fief. kon loolu jaar ci école yi jaar ci nawetaan xam nga jaar ci spectacle yi ci koñ yi ba pare wëlbatiku soog a jaar Sorano soog a jaar Grand Théâtre. ok c'est normal. ba pare terewul nag fu nu dégg yow mii mën nga ko see fu nu dégg ni dañu fay jàngale lu jëm ci wàllu théâtre dañuy dem soit yenn yi da ngay fay yenn yi gratuité da ngay ñëw nga inscrire terewul ñu dugg. kon loolu dafa doon loo xamante ni man dama gëm loolu c'est-à-dire li nga xamante ni moom ngay yëngu da nga ko war a maîtriser xam ko les tenants et les aboutissants. ok waaw waaye ñi ma gis tey ñu ci bëri am na ñu ci bëri ñoo xam ne dañoo ñëw rek rafet na macha allah yal na yàlla dolli sutura wala élégant dugg na fii jaar na fa mais quant à ñu rampe wala ñu jànguñu ko defuñu ko moo tax doo leen blâmer ñi leen jël la. waaw mais est-ce que loolu lu tax yéen ñi nga xam ne jaar ngeen foofu noonu yëpp xam le jeu d'acteur. xam affaire bi fan la nekk est-ce que jarul tey ngeen jël benn minimum boobu pour feeñ pour wan gars yi naka la quoi voilà. kañ man boo seetloo
boo am na benn série boo xam ne mi ngi daw 2STV. L'impossible est possible. maa ngi ci biir. ah bon. waaw maa ngi ci biir. mi ngi daw nii à ce moment. chaque dimanche. chaque dimanche. mais xale yi nga xamante ñoom laa ko séqal. bi mu commencé daw damay toog sama télévision di seetaan. bi ma ci amee li nga xamante ni dafa am ay sikki saakaak yooyu ci li ma la wax nii mais dama woo ki nga xam ne mooy responsable bi. Amine ma wax ko neel directeur ak xale yi constaté naa lii ak lii ak lii moom sama kër a ngi nii buntu bi ubbil naa ko ñëpp nañu ñëw. Amine wax leen ko xale yi ñu ngi ñëw. ñu ngi ñëw fii mais boo seetloo ku seetaan premier épisode bi ba 9e bi actuellement fi ñu toll ni mais nga gis ni dafa am ascendance boo xamante ni ci wàllu jeu. am na yokkute bu bëri. ñoom tam xale yi déggal ma lool di ñëw fii ñoom Abdou Aziz ak Aliou nag mademoiselle Mbengue ak ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi ñëw fii. ok. fii la ñuy répété. dinaa ñëw seetaan si. waaw te Amine xam naa ko bu baax maa ngi koy nuyu de passage. ah voilà sama gain la maa ngi koy béggee bu ku baax a baax waaw Amine xam naa ko. waaw ba pare rax si dolli tamit. actuellement maa ngi ci bi à part boobu. ñu ngi ak doomu gaynde Mass rappeur MASS. te mu woy woddu. ok mi ngi dëkk fii sama dëkkandoo la. ndeysaan. ñu ngi ci travail ça fait presque mat na ay weer ba ñu ngi ci cappaandaw gi. yal na ko yàlla sotti. ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax. au passage di ko nuyu moom tam di ko remercier mu doon ku baax. ba pare am na beneen boo xamante ni clause de confidentialité moo tax munu ma ko wax. parce que li nga séq ak nit ki ba mu ne la bu ma waxal sama yëf tànk parew ma. waroo ko wax. waaye c'est vrai kon ce qui veut dire que ni ñun ñu ngi ci. yéen a ngi ci kawam. waaw mais instant bi grand boo doon wax li nga xam ne moo téye aar bi quoi taxul le cinéma dox ak fi mu toll lan ak lan la lan moo ko téye lan moo ko bloqué ak lan nga xam ne de du yoon te mi ngi ci biir quoi. xam nga man li may njëkk a wax mooy les moyens. te boo seetloo gouvernement mi ngi góorgóorlu mais lobby daf ci am. problème bi mooy gis nga gars yi bu ak ñu ngi góorgóorlu nag. foppi kaa beeg jàppal baal ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu. mais problème bi ba léegi man des na parce que gis nga ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf. ñi fees kese bu fekkee ñi fees kese ngay dimbali. mais bu yàggee ñooñu comme tey jii ni ngeen def rampe xool ci suuf le citoyen lambda bi nga xamante ni moom. amul les moyens mais am na xam-xam bi bëgg naa defar waaye mënu ko ndax li nga xamante ni moo gàllankoor mooy xaalis ñoom dañu war a wàcc sur le terrain comme ni ñu koy faral di defee. am na ñu xamul fu nga xam ne foppikaan ne am na ñu xamul yoon bi mais ñoom dañu c'est si centre culturel yi ak ñoom wàcc ci suuf ba nga xamante ñooñu dina leen gis détecter leen jàppale leen. ba pare xam nga l'artiste wala l'acteur dafa doon nit koo xam ne dafa ànd ak ay vertu. gis nga humilité mooy li loo xamante ni dañ ko war a saxoo. waaw nit day woyof yàlla rek yaayoo yëkkati ay mbagg. bu la yàlla may nga feeñ télé defe ne foo toj comme niñ koy faral di waxee tojoo fen boo gëmee nii sa liggéey la. da nga war a góorgóorlu ba fexe ki la ko jox nga ànd ak moom liggéey mu weg la. ki lay seetaan weg la. ki nga xam ni moo topp sa ginnaaw nag te amul chance bi nga am nga yóotu ko dimbali ko te yàlla tax. kon gars yi dañoo yëkkati seen mbagg quoi. waaw yow fii gis nañ fi ay artistes yoo xamante man je sais pas duñu ay artistes. artiste dafa am loo xamante ni moom la war a mbubbawoo mu nekk ci moom à part gis nga gëm sa bopp liggéey gëm sa bopp ba pare doon nit ku humble di partager tamit. ok. mais gars yi bu ñu commencé feeñ nag gars yi grand duñ talati lool de parce que bu ñu rombee 4x4 yi dugg na xaalis bi dugg na dañ naan kay grand bi dañ ko fi bàyyi rek suñu yoon néew ci voilà. waaw mais xam nga yow ñoom suñ defoon ni yow tey jii doo fi toog yow dañu taseeti Seydou Camara dañu taseeti ak ñeneen ñu mel ni yow ñoo xam ne su ma leen rombee man dañu may jox suma wàccuwaay am na seen poos la ñuy jël waaye grand man leen man la ma daan def dama ko defoon te yàlla tax pour dimbali leen ñu ne ma waa grand léegi am na lu feeñ ñun tam dañ koy def par la force. waaw loolu dëgg. waaw mi ngi noonu àdduna mu solo. ki lay jëriñ ëllëg yàlla rek ko xam. il faut partager. mooy dëgg grand bu ma doon laaj lu la gën a neex ci instant bi ci milieu bi. le cinéma genre théâtre yooyu noonu li la ci gën a neex lan la. mooy prix yi nga xamante ni mi ngi dugg Sénégal. ok. xam nga bu suñu papa Ousmane Sembène. ndeysaan boo ne est-ce que xam nga ni Burkina Faso lañ ko gën a xam ko fii. Père Sembène. waaw. ok. c'est parce que ñoom
yitteewoo na leen ba actuellement nii xoolal développement bi nga xamante moom la am FESPACO bi yooyu ak yeneen yi. je pense que am na fa monument. waaw. waaw dem naa am na fa Sénégal am na fa monument. non non non. oh tu as vu. dem naa ba ci monument. tu as vu. kon yow man dew ma fa yow nag yow yaay ki gën a mën a seede. xam nga. c'est-à-dire nit ku ne nañ ko jox wàcce te état bi nañuy reconnaître ñi nga xamante ni dañoo def. problème bi du question di ñu les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dafa am solo dañu koy wax ni mais dafa am solo et puis ku ci ne pàcc ga nga ne da nga war a dimbali ñi nga xam ne ñoo yayoo yëf yi. est-ce que état mi ngi leen di jàppale. bon état yaa ngi dégg à travers FOPICA ñu ngi dugal lii gis nañ film yi ñu financé ak affaire boo seetloo am na amélioration nag. waaw parce que nit ki tam bu defee lu baax da nga koy wax quoi. mais na gën milliards yi dafa war a yokk. formation bi loo gis nag formation daf ci baax affaire bi du subvention kese. ok da ngay wàcc à la base comme ni ma ko waxee. seet troupe théâtrale yi. seet compagnie yi seet ñi nga xamante ni ñoo yëngu même individuel yi. nga fexe ba di créer ay plateau yoo xamante ni wala ay stage yoo xamante ni ñoom dinañ ci mën a participer. que ça soit l'acteur que ça soit audiovisuel bi ñi nga xamante ni mooy comme li ma scénariste yi. que ça soit équipe technique bi ñoom ñëpp réalisateurs yi. xam nga régie beeg tout c'est-à-dire métier yi nga xamante ni i affaire ñooy tourner aux alentours du cinéma du théâtre yooyu yëpp ñu jël ko góorgóorlu di ci former ay nit te di leen fay. ok mais est-ce que xale yi nangu nañ dem formation parce que gars yi dañuy ñor tabi da ngay rafet rek wala nga jantal rek après ñu ne mën nga quoi kaay ñu jàngal la benn jour après nga génn dootoo ko tal da nga naan dafa yomb donc état bu si dugalee xaalis est-ce que gars yi dinañ dem pour defi yenn formation yi gars yi taluñ lool de wala. waaw mais ñi ko am na ñu ko tal de. waaw am na ñu ko de j'ai vu des gosses yoo xamante ni boo demee à la maison de la culture ndeysaan da nga leen di gis. ñu ngi foofu. troupe théâtrale yi nekk foofu. ak arco yi. xam nga ak arco yi. arco yi ñu gën leen a dooleel. waaw ñu gën leen a doole parce que tu vois des gens yoo xamante ni foofu dañuy ñëw mais yow sa bopp da ngay waaru. bëgg nañ ko mais amuñu paas sax bu ñibbee. waay li ma lay wax ni man daf ma wóor. je pense que arco yi am doole ñu ngi fi. je salue de passage sama arco man arco Pikine. maa ngi leen di bëggee bu baax di nuyu sama président Leyti Fall. waaw ak président national Pape Faye. waaw président Guédiawaye. grand kii Fall. kii Fall waaw. xam nga waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee. ak arco yi nekk Sénégal yëpp. nañ leen dooleel. jox leen les moyens. le matériel bi nga xamante ni moom moo warloog ñoom ñu développer li nga xamante moom la ñuy yëngu. parce que formation dafa am solo mooy la base. gis nga bu nu tegee papi tey jii. teg ñi nga xamante ni dañ leen jëlee je n'ai rien contre les mannequins affaire bi day leer ni midi. parce que seen liggéey la ñuy def mais tey jii boo jëlee mannequin bi. jox ko mu jàng jox papi mu jàng mook papi buñ taxawee wallahi lazim di bu nu joué rek nga xam ni kii papi lii mooy liggéeyam. kon daal da nga bëgg wax ne kon mannequin yi nañ génn ci liggéey bi. déet xam nga problème man li ma gëm mooy. ku nekk sa profession. mais nag dafa gars yi dañu muus parce que stade bi ñu toll nii. am na ñoo xam ne bu ñuy seetaanu jeu d'acteur seetaanu dara xale yi jigéen ñu rafet yi la ñuy seetaan. waaw foofu laa doon ñëw comme que da nga ne mannequin yi nañ génn mais mannequin yi ñoo rafet mannequin yi ñoo njool ñoo jantal ñoo rafet ñoo tooy moo tax gars yi ñoom la ñuy parce que boo fi tegee benn papi boo xam ne daanaka biir bi da ko wër waaw mooy loolu nga xool beneen jantal ci télé bi gars yi moom la ñuy gën a seetaan que papi kon est-ce que kooku noonu di financer xaalisam du dem jëli mannequin bi. wala boog ñu wax gars yi ñu jug ci gën a rafet lu genre wala. déedéet man li ma gëm man ñi samay produit man ñi ma gëm. man ñi nga xam ne ñoo ci liggéey mooy ñi nga xamante ñu ngi ci milieu bi. ok oui parce que man dafa am lu ma bëgg li ma bëgg mooy lenn ku ci nekk ak sa métier la je n'ai rien contre les autres affaire bi day leer na midi waaye nag du ma foo ci artiste comédien yi nag dëgg neex yàlla naan damay jëli ñeneen loolu ça n'engage que man. li ma wax nii. parce que yàlla wërsëgal na ma ONG yi may liggéey su ma amee ci cadre sensibilisation wala mobilisation avec artistes comédiens yi boo demee laa jaloo Arco Dakar. même ñu dul Arco Dakar damay liggéey ak ñoom. su ma amee ay publicité au passage muy ñu suma benn grand lii day sànnam di grand bu baax moom tamit. comme Pape Demba Ndiaye ak Mbaye Babacar bi ma la wax li moom tam lu mu am ci wàll googu grand lii dafay ñëw ne ma jaañ kaay. man tam bu ma waxee ma woo sama gars yi ñi nga xam ñoom laay liggéey. xam nga. ak marché bu ma am ci à travers les ONG ak affaire demee noonu mais artistes comédiens yi koy liggéey. man loolu laa gëm. mais quels sont les projets. waaw
projet yi nag moom bëri na projet yi bëri na alhamdulilah parce que actuellement boo seetloo en tant que lébu fa laa njëkk a tàmbalee di gërëm ndey ji réew suñu papa El Hadj Mago bi Diagne moom mi nga xam ne moo ñu dooleel ak papa Alsane Ndoye mi nga xamante ni jàmbur la ca sanc ba ak saltige El Hadj Pape Latir Thiaw ñoom ak suma benn grand frère bu ñu wax naan Abdou Aziz Diagne di ko wax Ndakaaru ak Ablaye Diagne ñoo ñu poussé mag suma benn rakk nag buur sës ci man rëkk di Moussa Diouf artiste comédien comme man bu ma déggal lépp loo xamante ni ci wàllu lébu ñu ngi koy yëngu rek ñun ñu ngi ci biir incha allah léegi mu am benn festival boo xam ne xam sa cosaan bu lébu la ñu dëgmal ko xool ko càmbar ko ba nga xam ne budgétiser ni ko mais xaalis bi mooy problème bi mooy comme li ma la wax ah mais fëgg nañ fëgg état bi ñu joxe xaalis boobu loolu c'est important foo xalaat mani déposé nañ fa amul sax woowuñu la sax ne la waa réception wala ñu woo la ne la rejeté nañ wala ñu woo la ne la mënul ne mais dañu ne tekk ne tekkaaral mën nga citer quelque yoo xam ne dugal nga fa dossier nga citer leen waaw mais ñun ñu kii ko ñun ñu sosal leen déedéet na baal ñu sosal leen grand non nan ko wax non en tant que xam nga léegi ndeysaanam en tant que kilifa dafa am yoo xamante ni boo njabootee en tant que kilifa yow waaw baay mën naa sos wax ma fan ak fan la rek déedéet nañu l'essentiel mooy ça fait l'occasion ñu waxtaan ba pare wax ne yéen sax incha allah gis nga yàlla li muy def bu soobee yàlla te man gëm naan dama koy réaliser mag Moussa Diouf ak pencum sanca ba ak Ndakaaru incha allah te boobu yéen da ngeen di teew loolu kay jarta wax millions yii dinañ ko wuti xar suñ tànku tuba buñ ñu ko joxul ñun dinañ fexe ba ñun à notre niveau ñu taxawal ko parce que gëm nañ ne festival boobu war na mën a doon loo xamante ni li képp koy lébi da ci war a jàpp incha allah festival Dakar la sax parce que lébu moom lébu gi xam nga mi ngi noonu xam sa cosaanu lébu am beneen boo xamante ni la parole aux enfants la kooku dañu constaté ne actuellement xale yi il faut que ñu jàppale leen ci wàll gune ba pare dañu exposé wu ci ay danger ñu war a dénoncer ba pare ñu war leen jàppale seen xel yi ñu xale na bu ñu nee xale que ça soit ki nga xamante ni am na ñoo xam ne ñu santalu bi daaba keroog lañ fa jóge mais da ngay yéemu kon ñun parents yi am na yoo xam ne yu bëri war nañ ko mën a taxaw festival boobu ñu def ko waxtaan xale yi jox leen kàddu ñu wax li leen metti ak li leen neex en tant que parent ñu am prise de conscience am beneen doxalin kooku mooy la parole aux enfants xam nga moom tam ñu teg ñu am beneen série boo xamante ni kooku ñu ngi ko tuddee Sénégal bi nga xamante ni lépp loo xam ne cosaan la ak aada ci Sénégal ak Sénégalu démb ak bu tey bind nañ ko incha allah xam nga ok grand loolu moo nekkoon émission mais nag sama dernière laaj mooy bi mooy tëj parce que moom laay tëjee parce que dañu si nekk instant bi mooy comme yéen ñi nga xam ne gisoon nañ leen ngeen tojoon lépp ngeen passé ko ici Sénégal réalisé fi yenn affaires yi lan ngeen di wax gars yi jël nii gaal gi di sacrifier seen bopp ci géej gi lan ngay wax xale yooyu quoi parce que instant bi dañu gis ni waaw xaw na doy waar trop waaw jaaxal na ñëpp mais papi képp kuy wëyjur ku dul wëyjur kuy nit te nite yëf yi jaaxal na la li ñuy def baaxul il faut oser le dire ñoom ñi nga xamante ni mbëkk loo xamante ni moo la ëpp doole da ngay dee mbëkk mi baaxul bal sax dama ni gis nga sa réew gëm sa bopp weesuwul nga toog partir de rien du tout pour avoir beaucoup de choses pour aider les autres gis nga fii boo fi toogee gis nga ni ngay dem di mbëkkeen déjà ñaata ngay fay papi minimum 500 000 laa dégg wala 300 000. 300 000 nañ ko jàpp kon 300 000 500 000 bëri na. papi 100 000 francs. papi fukki junni kenn fayu ci fukki junni dama ni fukki junni départ la pour liggéey. ouais c'est vrai. boo gëmee sa bopp fukki junni yooyu dina indi fukki millions mu indi fukki milliards. te fii est-ce que du yéex par rapport ak tey nga fay 300 000 dugg Europe rek liggéey. Europe demeetul noonu de. gars yi loolu la ñu wax ba tey. déedéet moi j'ai des parts am na ay jarbaat am na ay rakk am na ay doom yu nekk foofu. dama ne la européens yi li ñu doon bañ liggéey ñu ngi koy liggéey léegi. waaw ñoom tubaab yi. ba pare en plus de cela fii li ñu nar a jël ci li ngay fay jël ko nga investir fii liggéey. fii am na ay projet yoo mën a liggéey am nga sa yëngu bopp yoo mën a liggéey bu ne xam nga la moo gën a bon. toog ne yàcc ne yasar. baaxul moom vraiment.
gor moomul loolu. jullit moomul loolu góor moomul loolu jigéen moomul loolu. léegi ndegam jigéen ñi sax ñooy woddu ba du ñu takkine sax naan ñu xoola tubéy ñaar loxo koy kii waaw sër ñaar loxo koy takk. waaw yow kon yow góor nag noo war a def. wallaay góor ba dee. waaw jeex na. ay ca grand loolu la woon ñu ngi jégalu nag ci temps biñ tee ak niñ la bettee ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax waaw kon loolu la woon émission bi noonu lay demee saa su ne di bëggee sama technicien yi di bëggee Junior di bëggee Malick waaw di bëggee gars yëpp yéen ñi ñuy topp boobu ba tey ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax waaw ak tamit nu mu tuddati waa Grand Médine keroog dañoo ñëw di ma indil problème quoi parce que nee nañ waxuma seen marque bi bu ragal parce que bu ragal moom Grand Médine rek la mën dëkk waaw nee nañ bu ragal la waaw Ismaïla Iso Dieye mi ngi Grand Médine solo na ma 2 fois nag ne waxuma ko tey moom Malick maa la ko ñaan na leer naññ rek parce que indil na ma problème boo ma téléphone wax ma lu ko neex waaw xam nga grand waaw xam nga dala solal ñaari yoon waxoo ko ma ne ko waaw wane naa ko waaw mais nag mu indil ma problème di ma indil problème bu garaaw waaw mi ngi noonu Ismaïla Iso bu ragal baa ngi nii Grand Médine la waaw xëy na sax dinañ def numéro bi ci suuf mi ngi noonu ayca jaa ngeen jëf ñu leen di béggee bu baax a baax ayca Junior ayca Malick béggee. ah mais papi attends yow nga béggee ba pare man du ma béggee. acca grand béggeel damaa kii de acca grand béggeel. waaw xanaa di sant yàlla rek encore di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp. di ñaan yàlla lii yàlla na doon jël télévision bu mag a mag. amiin yàlla mën na ko ci barkeem salaw yàlla mën na ko ci barkeem salaw salaam. di sant suma waajur bi nga xamante ni moo fi des di suma yaay yàlla may leen wér ak képp kuy waajur ba ñu fekkee njël njaboot gi suñu waajur yi nga xamante ni ñu jiitu yàlla xaaral leen ci àjjana firdawsi di sant njaañeen gi yëpp bu ma nee Ablaye Diagne sant naa góor ñëpp bu ma nee Ndeye Mariam Khady Diagne sant naa jigéen ñëpp di sant soxna yëpp ak suma soxna nag di ko beral sant nag wallaahi lazim di ko beral sant nag Cissé Ngari jërëjëf madame Diagne ak njaboot gi nga xamante moom ngeen fi fekk ñoom ñëpp alhamdulilah waaw sant yàlla ak suma goro duma ko mës a fàtte koddu bay ca Kaolack moom tamit ak njabootam gi yëpp waaw sant yàlla ak sama yaay Awa Gueye ma nga xamante ma nga Cité Port ñoom ñëpp yàlla nañ yàlla yàggal suñu kanam ñu fekk njëriñ leen njaboot gi yëpp jërëjëf ca kaw ca kanam incha allah ay ca xéewal